jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës ca Mali njiitu réew ma di Ibrahima Boubacar Keïta ñu gën ko xam ci IBK ka jiite jëwriñ di Boubou Cissé ak doom ja maanaam doomi président bu Mali nag jamono ji ñuy wax ak yéen ña nga ca loxoy militaire yooyu fippu gannaaw ba ñu leen jëlee nag fanu ne woon ña nga leen rek wut yóbbu fa ñu naan nag kat yi diggam ak Bamako toll ci fukki kilomètre ak juróom lu ko jiitu nag gisoon nañu ne ay haut gradé tegoon nañu leen rek kon loxo tey ci suba ñu nekk rek kon ci loxoy fipp yooye di ngeen gis nag ci nataal it ñi nga xamante ne nag noonee la ñu caxatee këru kii nga xamante ni moom mooy doomu njiitu réew ma di Ibrahima Boubacar Keïta doomu Sénégal yi nekk nag ca Mali na seen xel dal ndax ndaw la toogal réewum Sénégal foofu nag la mu sàkku ca ñoom mooy ku ci ne na nga ànd ak dal te des nag ci sa kër kon xel mën naa dal ci wàllu wooyu di fàttali tamit foofee ca Mali ne ci weeru juin ba tey amuñu ab gouvernement beneen ponk ci biir xibaar yi nag gannaaw faatuk taximan boobu ñu gën a xam ci Ibrahima Samb tey chambre criminelle nag atte na ci kooke ñu joxoñooñ baaraam ñu gën ko xam nag ci Ousseynou Diop fukki atu kaso ak juróom lanu ko ne nag ràpp tëj boole kook alamaan buy toll ci juróom-ñaar fukki million ak juróom yi mu war a jox njabootu kooke di Ibrahima Samb mbas meeg tolluwaay bi ci réew Sénégal tey nag ci test yoo xamante ne def nañu ko mu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñoo dikk ak mbas mi ñeent fukk ak benn nag di ay jege ñaari cas importé yu ko fi dugal jaare ko ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass ñaar fukki cas communautaire ak juróom la ñu wàññi tey jëlee muy wàllante googu ñu xamul fële moom ca Ziguinchor gis nañu ne jàngoro ja ma ngay law moo waral tey nag kii jiite gaaru ceer ba nag di fas yéene def kéemtalaay kàttanam ngir jàngoro ja dellu ca gannaaw ndax gis nañ ne tolluwaay ba jéggi na dayoo ñu ne nag bokk na ca la ñu fas yéene doxalee muy képp kuy aji tukki boo dikkee nag da nga ngànnaayoo ak sab masque mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirlu tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxew nag fële ca Mali njiitu réew ma di Ibrahima Boubacar Keïta ñu gën ko xam ci IBK doomam ak jiite jëwriñ ya di docteur Boubou Cissé ñoom nag ña nga ca loxo yi fipp yooyu di ay militaires yu xëy fipp tey ci suba ni ngeen ko gisee foofee ca Mali ndax li ko jiitu sax am na ay haut gradé yu armée ba yoo xamante ne nag ña nga ca loxo yi kon soldat yooye ñoom ñooñu nag gannaaw ba ñu leen jëlee rek seen kër muy njiitu réew ma ak njiitu jëwriñ ya nag ña nga leen rek wutali fa ñu naan kat yi fa lañ leen yóbbu kat yi nag ku ne xam ko diggam ak Bamako toll ci fukki kilomètre ak juróom tey nag ni ñu gisee ni Mali xëyee moo xam nag ay tiir yoo xamante ne kon tiir yoo xamante ne ca kaw la ñu ko doon def loolu yëpp rek di wane ak fipp goo xamante ne mën na gën a askan wa ña ngay lànk ni kii de IBK dootu fa toog Aminata Mbaare Sow moo ñu jàngatal la xew tey ca Mali. ci image yi ñu gis ni ay militaire la ànd ak askan wu takku jubali fële ci capitale Bamako jóge Kati situation bi di évoluer image yi tamit ànd ak moom fii nii ñu gis ne ay oto 4x4 la bu ñu sukkandikoo ci yenn source nee nañu ci biir oto yooyu le président ba Ibrahima Boubacar Keïta ak yenn ci ay ministre am ñoo nekk ci biir te ay militaire ñoo leen escorté loole di wane ni foofule ci Mali ki fa nekkoon jiitu réew di Ibrahima Boubacar Keïta ci premier ministre fi mu toll ni ñu ngi ci loxoy militaire yi le moonte lépp a ngi tàmbali ci suba ay coup de feu la ñu daal di déglu ci benn camp militaire bu nekk foofule ci Kati camp militaire Soundiata Keïta Kati ak Bamako fukk ak juróom kilomètre moo leen séparé buy loolu amee nag lu ci mel ni CEDEAO ak ministre de l'Europe et des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ak tamit waa États-Unis daal di woon nañu yëkkati ay kàddu jaarale ko ci ay communiqué ñuy ñaawlu li xew foofule di ñaax militaire yi ñu delluwaat ci camp yi waaye daa mel ni mbir moomu le sottiwul ndaxte gouvernement bu Mali sax jot na def ak communiqué ngir woote waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo amal coup d'état ak ñi nga xam ni ñoo yëkkati woon ay sox foofule ci camp militaire bi waaye nag bu dee li ñu wax ni dëggal nañ ko
ne Ibrahima Boubacar Keïta ak kii di premier ministre docteur Boubou Cissé militaires yi teg nañ leen loxo. li ñu doon considéré ab mutinerie day doon ab putsch situation bi nag di fàttali li nga xam ni jotoon na fa xew ci atum 2012 kii di capitaine Aya Sanogo mujj woon toog ci pouvoir bi ci ab coup d'état lépp nag mu ngi juddu woon foofule ci camp militaire boobu le Soundiata Keïta nekk ca Kati. C'est la fin du régime. Les militaires sont là. C'est la fin. mangook di ngeen gis ci nataal léegi nataal yooyu nag di wane këruk doom yi njiitu réew ma di IBK moom moomu bokk tey rek ci ñi nga xamante ne ñu ngi ci loxo yi kon soldat yooyu fippu kër ga nag doon ko caxatee loolee nag ni ki sànq la xew foofee ca Mali ba tey ñuy fàttali doomi Sénégal yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fa nekk ñu ngi leen di wax ni daal nañu dalal seenub xel te nag toog ci seen i kër ndax ndaw li nga xamante ne moo toogal réewum Sénégal foofu moom nag moo fas yéene rek kon dalal xelu doomi Sénégal yi nekk foofu di leen soññ rek ñu daal di gën a ànd ko tey ci loolee xew foofee ca Mali. mangook ñu wax rek ci li nga xamante ne nag moom mooy moo xew tey jëlee ca chambre criminelle bu Ndakaaru gannaaw ba nga xamante ne nag kii faatoon Ibrahima Samb di taximaan boobu ka ñu joxoñoon baaraam di Ousseynou Diop atte ba nag daanu na fukki at ak juróom la ñu ko ne ràpp tëj boole kook alamaan buy toll ci juróom-ñaar fukki million ak juróom yoo xamante ne da ko war a jox rek njabootu kookee di Ibrahima Samb bokk na nag ci yaayam ak ñaari rakkam. ñu des ba tey ci wàlluk yoon ak tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru ci mbirum nag la xewoon ca Sacré-Cœur muy ndaw soos nga xamante ne dañu koo rek jiñoon sàcc te loolee amul ñu doon ko nag def noo xamante ne daal dëppawul ak yoon doon rek xotti war maam ñooñu tamit ñi nga xamante ne ñoom la ñu ca tegoon baaraamu tuuma ku ci mel ni Babacar Ndiaye moom it tëj nañu ko daal benn weer yoo xamante ne da koy daal di tëdd Moussa Diallo moom it benn weer lay tëdd weerub ràpp waaye tamit dana am alamaan yoo xamante ne daana ko jox njabootu soxna soosu luy toll ci juróomi million ci partie civile bi la ngirub ndàmpaay ci fàttali nag parquet ba la mu doon sàkku rek ci ñooñee mooy nañu leen tëj juróomi atu kaso yoo xamante ne ñaari dañu koy tëdd muy Moussa Diallo ak Babacar Ndiaye Ibrahima Thiaw nag moom moomu nag dañ ne woon boo moyul dana tëdd benn atub kaso. ñu wax rek ci jàngoro yi mbas mi ak tolluwaay bi ci réewum Sénégal nag lañu seetlu rek mooy test yi nga xamante ne def nañu ko ni ki tey jii booy xool nag test yooyu toll rek ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn yoo xamante ne def nañu ko juróom-benn fukk yi ak juróom-ñett nag ñoom ñoo dikk ak jàngoro ji ñeent fukk ak benn di ay jege ñaari cas importé jaaree ko ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass ñaar fukk ak juróom bokk rek ci wàllante googu ñu xamul fanweer ak juróom-ñeent ñoo wér tey ci jàngoro ji. ñeent fukk ak juróom-ñett nag di ay cas grave démb nag amul kenn koo xamante ne ñàkk nga sa bakkan ci mbas mi ñuy fàttali rek ni ñeenti junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ci aji tawat la ñu nekk di faj jamono ji ci Ziguinchor niñ ko waxee woon ci ponk yi ak jiite rek gare routière ba moom nag la mu seetlu mooy jàngoro ja ma ngay gën a law ci diiwaan ba kon tey jaadu nañu xool naka la ñuy gën a ñoŋalee kon xeex ba foofu ñu ne nag dootuñu ko seetaan benn yoon muy law ndax foofee ci Ziguinchor jàppale ne ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ci cas la ñu wàññi moom nag jiitee gare routière ba la mu xamle tey mooy amul benn aji tukki boo xamante ne da nga ñëwati ca gaar ba te doo ngànnaayoo masque dañu ci ànd ak Boubacar Diassi. ak mbas mi ni muy defee ay jéego askan bi dong ñoo ko mën a. mbas mi di Covid 19 moo ngi wéy di law ca diiwaan bët saalum réew mi rawat na ca capitale bi di commune bu Ziguinchor ndaxte diggante ñaari fukki fan ak ñaar bu weeru mars 2020 maanaam bis bu ñu lim kaa bu njëkk ci diiwaan bu Ziguinchor ak bésub fukki fan ak ñeent bu weeru août 2020 jot nañ fee lim ñetti téeméeri cas positif ak juróom-ñetti fukk ak benn te ñu gën cee ràññee lu mat ñaari téeméeri cas positif ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett ci commune bu Ziguinchor dong waaye it lu mat téeméeri cas communautaire ak juróom-ñaari fukk Ziguinchor waa bii di ko méttit lu jàngat bu ma ci am mooy nit ñi dafa dem ba dem dañu bàyyee ko te waruñu bàyyee ko parce que feebar bi dafa dangereux feebar bi dafa métti tey jii su ma naree dal dina dal sama famille yëpp dina dal sama entourage yëpp donc ñun appel bu ñu ciy lancé mooy nit ñi nañ ci gën a bàyyi attention nañ ci gën a bàyyi xel nañu sol seeni masque di respecter gestes barrières yi loo def si boobu ci ngoon soo xëyee raxasul soo ñibbi sa kër raxasul parce que loolu ñëpp xam nañ ko déjà il faut que ñu jël maladie bi au sérieux corona lu sérieux la il faut que ñu jël ko au sérieux. su jëlee ci misaal gare routière bu Ziguinchor ñenn si ay Ziguinchor waa taamu fii ba ñu takk seeni masque kii di Papis Touré di président gare routière bu Ziguinchor
ne moom day su deen sagoom ne masque yi daal di bokk ci bagage képp kuy tukki. mais masque évidemment pour aar sa bopp la aar sa jegewaale waaw ñun gaaru jël moom ñu ngi fagaru ay masque am nañu fi ay masque des fois client dañuy am problème mais dañ leen di may masque ñun jaayuñu kenn masque dañ leen di may mais tamit aussi kuy xalaat a tukki war nga mën a fagaru ay masque denc dafa war a bokk comme ni ngay jëlee sa sac di ranger say yére masque dafa war a njëkk bokk foofu kon nit ki waroo mën a génn sa kër sans masque te mu wóor la ngay tukki. ñu jàpp ni diggante bés bu njëkk bu mbas mi tàmbale ci diiwaan bu Ziguinchor ak léegi malade yi ñu enregistré ci diiwaan bi seeni at moo ngi toll diggante benn at ak juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett maanaam 1 an bi 88 ans. ñu koy jaajëfal Boubacar Diassi ñu wax rek ci nemmeeku gi nga xamante ne force Covid 19 ñi ñu ko dénk ñu ngi koy nemmeeku réew mi bi ci mujj nag François Ndiaye mi ngi woon fële rek ca ministère bi ñu dénk wàllu dem bi ak dikk bi ngir nag xool foofu yan matuwaay la ñu jël dëgg-dëgg waaye nag ñi ngi fàttali tamit koppar yi nga xamante ni moom la ñu teg ngir force Covid 19 lu ci toll juróom-ñetti milliards mu ne nag booy xool koppar yooyu téeméer boo jël daanaka juróom-ñetti fukki ak juróom benn fexe nañu rek ba mu yegg fépp fa mu war a yegg Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samba. gannaaw ministère bi ñu dénk wàllu mbay ak développement durable ak ministère bi ñuy jox commerce ak petite et moyenne entreprise comité de suivi force Covid 19 ma nga woon ca ministère du transport terrestre infrastructure ak désenclavement ci njeexitalu ab réunion technique bu ñu amal ak équipe bu général François Ndiaye jëwriñ li di xamle ne téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak juróom-benn yi joxe nañ ko ci juróom-ñetti milliards yi nga xam ne ni jagleeloon nañ ko lii di département am. 86% ci li ñu waroon def nañ ko bu dee kit alimentaire yi joxe nañ ko bu dee xaalis bi presque 100% xaalis bi mobilisé nañ ko ci sunu compte mais presque 90% xaalis bi ñu mobilisé sunu compte yóbbu nañ ko jox nañ ko soit comité régionaux yi ñu ngi ak moom soit comité régionaux yi sax joxe nañ xaalis ba lu dem ci gare routière par exemple 100% de mobilisation ci lañ joxe ci xaalis bi donc li ñu leen waroon jox yëpp muy 600 millions de francs CFA mobilisé nañ ko joxe nañ aussi 554 millions ci 600 millions yooyu. tey à 14 millions moo des loo xam ne gouverneur la ñuy xaar pour jox ko. mu doon occasion ministre bi xamle tamit mébétu gouvernement bi ngir gën a yeesal lu jëm ci wàllu sous secteur bu transport terrestre. liggéey boobu yëpp nag ci infrastructure dañu ko war a accompagner ak liggéey sur améliorer les services de transport pour que sénégalais yi mën a dem ci transport bu gaaw. transport bu jàppandal transport bu confortable transport bu ànd ak sécurité loolu nag réforme yi lay àndal moo tax ñu dugal ci assemblée nationale loi bu ñu tudd loi d'orientation sur les transports terrestres voté nañ ko le 3 juillet loi boobu dafa war a am ay mesures d'accompagnement ay décret yu war a indi li nga xam ne loi boobu noonu lay doxe ñu war a dem après dans une deuxième étape réforme code de la route war a indi réforme bu ñu tuddee code de la voirie routière war a indi yeneen type de réforme yoo xam day réglementer secteur u taxi réglementer secteur u transport ba nga xam ne du waaye fu mu neex rek jógee ñoo ne man transporteur la. ci wàllu comité national de suivi force Covid 19 ñuy dalal xel yi nag ci rapport d'exécution bi nga xam ne bii ministère bi jagleel na leen ko gannaaw sax yi leen ci ay tolof-tolof yu ñu wan a weesu ci kàddu yi porte-parole boobu le comité. nga ko tolof yooyu ñeel mbas mi nag gis nañu ne dafay laal secteur yu bari lu ci mel ni secteur bu tourisme fële moom ca Fatick nag ñu ne yëf ya ma ngay tàmbali ndànk-ndànk ndax tey boo jëlee wàllu réservation téeméer boo jël daal ci ñeent fukk ci la toll waaye du tee nag ñu war a gën a jox gëdd rek wàllu ko tourisme bi rawatina ak tourisme local bi ki ko xam ne nag di jëwriñ yi nga xamante ne moo fa yeggoon doon fa amal ab nemmeeku Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. hôtel 3 étoiles bi nekkee ci village yu Ndangaan Sambu nag liggéey bi tàmbali waan na gannaaw ba ñu toogee ñetti weer yoo xam ne dañu tëjoon waaye nag mesures yi nga xam ne moom la ñu diglee ci jamono ji ñuy xeex feebaru coronavirus kenn fàttewu ko fa. comme nee nañu ñu fexe ba nit ñi bu ñu bëri ñu respecté distance yi ci restaurant bi ak ci néeg yeeg yooyu. comme niñ ko nemmeekoo ci yeneen hôtel yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci gox ba fii clientèle bi ay sénégalais kese lañ te ci week-end bi lañ leen di gën a gis loolu tax na ba fi mu ne seen chiffre d'affaires dafa wàcc bu baax a baax. clients yi nga xam ne ñooy clients sénégalais local ñu ngi commencé nañ ñëw mais nos chiffres d'affaires naturellement yéegul tey fi ñu toll nii ñu ngi tourné à 3 à 4% alors que à cette période là on était il faut le dire à 65%. c'est parce que c'est une fréquentation qui se fait dans la semaine sur 3 ou 4 jours en réalité. liggéey bi nag ci wàllu tourisme tàmbaliwaat na waaye ba léegi taxagul mu am doole suñ sukkandikoo président syndicat d'initiative ak itam promotion touristique bu pôle Sine Saloum. donc il y a environ fukki hôtel yu ubbi ak quelques campements tey mën nañu wax ne 40% des activités
reprendre. ci week-end bi nag ministre bi nga xam ni moom moo yor wàllu tourisme ak itam transport aérien ñëwoon na ci région bu Fatick ngir xool liggéeyu hôtel yi toll li mu def mooy ñaax képp kuy sénégalais nga jàpp ci li ñuy wax tourisme intérieur. week-end bi nga xam ne week-end 15 août hôtel yi ñu visité yëpp tabarfakal fees nañu à 100%. waaye ràññee nañu ab jafe-jafe boo xam ne ñun wax nañu ko mooy ci biir semaine bi clients yi day wàññeeku moo tax may ñaax sama bopp di ñaax waa Sénégal yëpp ñëpp ñoo xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu tourisme ci wàllu vacances ñu bàyyi xel ci sunu secteur touristique pour ñu mën ko jàppale ndax réew àdduna bi yëpp fi ñu toll seen tourisme doon dem bitim réew dañ leen téye pour ñu des seen biir réew pour que alal bi ñu doon yóbbu bitim réew ñu bàyyi ko ci biir réew mi ndax xam nga économie pour relancer ko dafa am ñaari tànk yoo xam ne nga ko liggéey ci bi ci njëkk mooy investissement ñaareel bi mooy demande. moom nag mu ne ci li nga xam ne moom moo jëm ci crédit hôtelier bi région bu Fatick jot nañ fee dugal juróomi téeméeri millions jagleel ko ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu yi te itam nee na nguur gi dafa fas yéene continuer di leen jàppale. Aminata Goudiaby ñu lay jaajëfal ñu wax rek ci jafe-jafe yi ñeel bourse yi lu soxalit matuwaay yi ci wàllug wér-gu-yaram étudiants yu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu ngi soññu kilifa yi ñu bëgg ñu taxaw ci jafe-jafe yooyu ak yeneen i jafe-jafe yi ñuy jànkonteel balaa nag ñu ubbiwaat kon buntu ya benn fan ci weeru septembre coordination bi nga xamante ne moom moo ëmb amical yu UCAD ba doon noon janoo ak taskatu xibaar yi ñu teewlu njiital commission sociale ba bu faculté sciences ak humaines Ousmane Mbaye lañu koy wax ci micro Maymouna Ndiaye. fukki fan ak ñaar boobu moo des campus ubbi et que am na ay questions yu bëri yoo xamante ne war nañ koo régler avant ñu koy ubbi boo xoolee ci période nawet lañ nekk campus social comme campus pédagogique ñax yaa ngi fi boo toll ci degré ci niveau boo xamante ne yàlla xam doy na bëgg nañu avant ñuy ubbi université yi ñu déserté université yi bëgg nañu aussi ñu désinfectel ñu chambre yi comme amphi ñuy jàngee. Parce que ci période nawet lañ nekk yoo yaa ngi fi ak lépp ñu ngi fi donc bu ñu demee bay ibbi université aussi bëgg nañ ñu jàppale ci loolu bëgg nañu ñuy def des campagnes de sensibilisation fii ñu ci université yi bëgg nañu ñu jàppale ñu en masque bëgg nañu aussi ñu jàppale ministre de l'enseignement supérieur sax la ñuy waxal ak autorité yëpp en particulier le président de la République ñu wax ko mu régler ñu une bonne fois question yi ñoo xamante ne ñu ngi koy am muy jóge ci Ecobank parce que depuis ba corona bi commencé ba léegi Ecobank dafa tëj ay portam étudiant bu dem ci seeni service ñu ne la duñu traité ak étudiants yi li ma ciy taftal mooy accompagnement yi ñun ñu ngi alerter le ministre de l'enseignement supérieur depuis boobu ba léegi ñu ngi wax ak moom dafa mel ni bëggul dégg lu ñu koy wax mais ñun na xam ne ñun parewuñu université yi bi fekk fay ñu accompagnement yi. ñu des ba tey rek ci njàng meek njàngale mi rawatina ak rappel yi nga xamante ne nag jëm na ci jàngalekat yu fare rek ci secondaire bi ñoom nag ñu ngay ñaxtu ndax rappel yooyu ñaare saa yu ñu ko amee rek boo xoolee téeméer boo jël juróom fukk yi ay impôt lañu koy fayee waa SAEMS ak CUSEMS ñoom ñoo koy yëgle tey xam le nag ne loolee teguñu ko ci yoon dara li ñuy sàkku nag ci kilifa yi daal mooy ñu dimbali leen wàlluk l'impôt yooyu nag nu ko gën a wàññee mu baax ñu ngi waajal sax ab ndaje seen diggante ak direction du solde Fatimata Touré. téeméer boo jël juróom fukk yi dañ koy daal di fayee li nga xam ni moo di l'impôt ci seen rappel lu salaire ñoom ñi nga xam ni ñooy jàngalekat yu nekk si daara yi diggu doom yi nag di ko mettit lu bu baax ñoom sax jàpp ni surimposition bi nekk na li nga xam ni ñu ngi koy ñaawlu bu baax SAEMS ak CUSEMS nag bëgg ñu dakkal ko ci ni mu gën a gaawee. agent bi nga xam ne dañ ko intégré mu toog 4 ans door a recevoir rappel bi nga xam ne bor la. mais bor boobu état bi bu ci jëlee plus de 50% ne wax ni impôt la loolu dañuy jàpp ni injustice la te li ma lay wax ni benn montant rek firnde na ko pour agent bi nga xam ne am na war na jot ci rappelam 7 384 654 mais état bi mu ngi ko fay 3 692 328. ñu ngi fi yore suñu bureau ay exemple yu bëri yu dul jeex kii ñu fay la 2 400 jël 1 200 yi rappel kii ñu fay la 1 800 jël presque 900 000 yi impôt. bu ñu sukkandikoo sax ci secrétaire général CUSEMS lii yëpp li ko wund mooy li nga xam ne rek dafa am ay lenteur administrative. lenteur administrative mooy dossier jàngalekat yi nuñ ko traité mu yéex lenteur yooyu moo tax ñuy wax rappel mais bu doon administration dafa dox nu mu war a doxee rappel warut a am rappel d'intégration warut a am rappel validation warut a am rappel lépp loo xam ne teguwul ci yoon danañ ko xeex mu jóge fi.
dinañ amal sax benn daje ak direction des soldes ngir daal di waxtaanee lépp li nga xam ne nag wundu na jëm ci wàllu woowee problème bi nag doon li nga xam ne mu ngi wëy ñoom jàngalekat yi nag li ñu bëgg rek mooy lépp loo xam ni rek seeni revendication la ñu daal di koy saafara ci nu mu gën a gaawee. beneen jafe-jafe bi yoon nag ci defub rapport rek mu war a tënk rek dialogue national beeg tolluwaay bi fii nag ci réewum Sénégal ñu ne nag fi mu ne dafa tagga témbe ndax ñàkkul ni mbas mi moom moo fi jaar ba tax na nag ñu ne boo moyul sax ñi ngi jortu ne ay élection locale kon du am rek ci waxtu yenu ko bëggee Fatou Bintou Konté lañu ci àndal. depuis bañ leen tegee ci bopp commission politique dialogue national bi de benn rapport jotuñu ko fee def travaux yi sax dafa mujjoon a tax la ko waxaloon nag Covid bi bokk na ci. góor xamul kañ lay ñibbi du tere doxi sa soxla donc loolu moo tax effectivement dana ci am njeexital mais nit ki aussi day xool li nga waroon nekk jafe-jafe nga wëlbati ko def ko ndam li mooy temps bi ñu toog ni yëpp waxtaanuñu maanaam dajewuñu muy mouvance présidentielle muy opposition bi muy les non alignés la société civile dajewuñu mais kenn ku nekk ci sa biir ñi ngi doon waxtaan ñi ngi doon sotti na ay xalaat. mais mu indi woon ay conséquences yoo xam ne ci wàllum action politique surtout nag bi nga xam ne ña nga doon waajal lii nga xam ne moom mooy élection locale. donc taxaw boobu mu taxaw daanaka à la kulli il faut que mu am nu mu vraiment gàntale un peu donc liggéey bi nga xam ne donc moom lañ doon def ci wàllu délai. ak it yeneen question yoo xam ne jamono ji dafa nekk en suspens te nag faaw ñu relancer ko pour mun a yeggali li nga xam ne mooy processus électoral bi lii. fii ak boobu nag gàtt na gàtt boo xam ne liñ ci war a def maanaam terminer waxtaan wi ba xam maire yi naka lañ leen war a fale xool parrainage bi est-ce que dañ koy dindi wala dañ koy bàyyi ensuite def audit fichier électoral bi def évaluation processus électoral bi. loolu yëpp jàpp naa ne ci diiru ñeenti weer du mën a nekk ba nit ñi mën a déposer liste. amal fii li nga xam ne mooy élection locale ci mars 2021 bañ ko tegoon mënta nekk même bu fekkee ne opposition bi moom loolu moo leen gënal. loolu nañ ko def ci ñetti weer pour que élection yi leer ba pare ci biir ñetti weer yooyu nga nañ def élection parce que lan lañ bëgg kon dañu bëgg gouvernement bi def forcing dal di organiser élection yi. naa contrainte technique yi ma gis man respecté datu le 28 bi dina jafe mais nag mën nañu waxtaan. ñu seet nu ñuy def ba def benn réaménagement bu ndaw maanaam comme mars la ñu waxoon ñu pousse affaire yi ba mai wala juin. fi mu toll nii nag reprendre travaux yi ci na mu gën a gaawee nekk na loo xam ne ñoom ñëpp ña ngi koy xaar mu di opposition comme ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi li ba tax ni daal lépp loo xam ne jëm ci question électorale ñu mun ko vider benn yoon. ma ngoog ci foofu la ñuy tàggatee mbokk yi jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñooñu fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti papis dafa mel ni rek kon noppi na xam naa bu pare rek dama koy daal di ma ngoog maa ngi ko seen noonu kon papis du def rek lu dul ma bàyyi ko mu wéyal ak ganam ci soir d'info papis kon ma bàyyi la nga